démb nemmeeku nañ que ni bi taw bi weesoo Dakar dellooti na ci maninam. na bu damaa rus. ay xam nga lu tax ma rus. non laaj ma lu tax. lu tax nga rus. am njaay joxal jóob mooy neexal waxtaan. lu tax nga rus. dama Pa Assane lu tukki sama tukki su gàtt sii rek. tukki sama tukki su gàtt sii. dem dëkk bi ñu dendal ni Abidjan. waaw. day taw tout le temps. c'est-à-dire que dëkk la boo xamante ne ni taw terew leen liggéey terew leen doxi seen soxla parce qu'il pleut tout le temps. ndox bi du taxaw fenn ngaal. seen dëkk. këyitu si ngom sax doo ko fa for ndax set. barki Seydina Mouhamed li ma leen di wax nii en fait. man de mën naa ko témoigner parce que dem naa fa. du woon sax sama premier voyage foofu. waaw. plus may gën a dem plus je suis épatée. séduit. Ndeysaan. la ma daloon daal de la discipline des Ivoiriens. ci fettewu sama kuy ma mbëkk salubrité. mbëkkuma nànk daf maa tël ba ci kaw aj ma ba ci kaw. teg ma ci suuf li ma lay wax ni doo caaxaan. nabu dem naa fa ba ñibbisi. amul benn jour bu mu tawul. xanaa kon dëkk ba day taw tout le temps. wallaay. ndox bi du taxaw Abdou Fall. doo génn ba gis poto ndox. ndox mi fu ci nekk am na fu muy jaar. këyitu tàngal doo ko fa for. pour lekk nii naan sa café Touba boo xam sànni. yor sa mouchoir xeeb daal di jël mouchoir sànni amul. discipliné salubre. fexe ba xam ne ñoom seen dëkk day taw tout le temps ñu ut ndox yi fa muy jaar. waa ma ñibbi si barki démb mu taw démb ba xanaa damaa xuus. découragé. sama xol bi jeex ma ne man comprendre ma xanaa duñu même africain yi amuñu même intelligence bi soose waaw luy suñu problème lan moo tax kon ñun Sénégal waruñoo mën a réfléchir de telle sorte que inondation mu nekk sujet bu clos surtout milliards yi ñu ci dugal yépp. wallaay. xaalis bi ñu injecté yépp ci wàllum inondation yi leen mais pourquoi on est toujours sous les eaux napp bu ma waxati après la pluie c'est le beau temps. wax ma ko RTS ñoo ko wax. bu ma ko non bu ma ko waxati. wax ma ko de RTS laa ko. boo ma ko waxee dina énervé trop parce que fii beau temps amu fi beau temps mooy ñi nga xamante ne jot nañoo tëdd ci lal nelaw ba bit set. am na ñoo xamante ne tëdduñu ci lal nelawuñu ba bit set na bu koor amuñu fu ñu teg cin pour lekk. wóor na yàlla. li nekk ci mbedd bi problème bu ndaw a ndaw la par rapport ak nit ñi li ñuy dund ci seen biiri kër nga xam ne bu asamaan si xiinee rek ñoom jaxasoo nañu. ay waaye nañ ñu dimbali ngir yàlla. fii ak année yii di ñëw Sénégal bu dee taw Ndakaaru ndox mi am fu muy jaar. ci yenn gox-goxaat yi nga xam ne dañoo jàpp ne ay bërëbu sànc la yoo xam ne place su ndox la ñu bañu faa dëkk benn ba pare fexe liggéey ay forme di xawma irrigation de l'eau la ñu koy waxee xawma soose dimbali ma yow miy jàng ñu dimbali ñu ba ndox mi di am fu mu jaar ndox bi bañ di taa nit ñi doon di doxi seen oto yi bañ di yàqu embouteillage bi pendant des heures mais vraiment man de je rêve d'un Sénégal boo xamante ne dinañu évoluer à tel point que lii ñuy dund ci wàllum tolof lié à l'inondation parce que nag yàlla itam taw mi noonu la ñu ko bëggee ndax noonu la baaxee ci baykat yi mooy tax sunu récolte yi mën a naat mooy tax sax yaram yi mën a firi parce que yaram bu tolloo foo xamante ne asamaan si wàccewul ndox muy baawu naan xéewal gi di ñëw yëf yi du mën a ubbeeku donc dañuy ñaan yàlla muy taw xéewal di wàcc ci réew mi saa su ne mais bu tawee ngal la ngir yàlla ndox mën a am fu mu jaar nañu dimbali sonn nañu. dëgg merci Socé mel ni Sénégal war na teg ay jéego yu bari ci wàllum assainissement. waaye waxuma la ay jéego mais ñun dañoo war a daw. dañoo war a daw parce que gis nga li muy wax ni man gis naa ñoo xam ne buy taw. ay paan lañ yor ak ay siyo wax seen góor ñi wax seen kii yi jigéen ñi takku ñépp taxaw parce que ndox mi day dugg ci kër gi par force léegi ñoom day taw ñuy tànq di sotti ci biti muy taw ñuy tànq di sotti ci biti ba taw bi arrêté noonu lañ koy jàppoo moom mii li mu wax looluy dëgg inondation kañ lañ koy régler de façon définitive. sincèrement. lan moo tax chaque année rek ñu war a nekk ci psychose boo xamante ne sa waay da ngay ree ba tas xam nga inondé mënut a ñàkk
mais réseau d'assainissement bu baax ak lu mu taw lu ndox mi bari dans les minutes qui suivent ndox mi dafa war a dem fii nag moom y a des zones yoo xam ne waxuma la sax ndoxu taw bërki démb bi mais ndoxu taw daaw yi ba léegi mi ngi fa ndoxu ren bi fa la ko fekk. am na des endroits à Dakar fii. ci banlieue plus précisément à Kër Massar. am na ci zone yoo xamante ne. ndoxu taw daaw bi ndoxu ren bi fa la ko fekk. sëñ bi ñooñu tey di nga leen wax ay waxu milliards ñooñu di nga leen ne réew maa ngi dox ñu koy gëm. temps yi ci ginnaaw j'ai vu un internaute mu taxaw ci benn place photo wu ci en 2019 photo wu ci en 2020 photo wu ci en 2021 ndox bi bougé wul ndoxu daaw xawma ndoxu daaw bi ndoxu ren bi da ko fay fekk. dégg nga li mu la wax fa la koy fekk. ci même place bi lay photo woo et même place bi inondation bi chaque année daf fay nekk parce que ndox bi mosu fa bougé au fait. et c'est dommage c'est vraiment dommage. et milliards yi ñuy wax injecté nañ ko ci. man am naa lu ëpp 40 ans ba ma juddoo ba léegi maa ngi dégg coowal inondation mais kañ lay jeex. am naa lu ëpp 40 ans man. ba ma juddoo ba léegi nee nañ ma réew mi ngi inondé. ko xam ni wax rek ay milliards dugal tous. plan Orsec pour régler des problèmes ponctuels nous on veut régler le problème de façon définitive. coowal inondation jeex ci réew mi lu ndox mi bari dans les minutes qui suivent ndox mi dem. et ça traduit que suñu politique yi parfois aussi li ñuy wax priorité wax naa ko fii la semaine passée dañ ko am dëggantaan. dañ ko am tey ñiy dugg ci ndox mi boo leen newoon léegi am naa xaalis bu bari boo xamante ne. entre jële fi ndox mi ak tabax stade bu bees tàq jam ñaajo bu leen gënal lu lay tontu loolu mooy priorité wala nga leen am naa xaalis bu bari. léegi dund gi cher ndax ma subventionné ko dund gi wàññeeku wala ñu tabax stade bu leen gënal nañ laaj. non affaire bi xoolal pourtant c'est pas compliqué. xoolal damay bañ a waxati ñu ne dañu xaw a am fu ñu jengee mais li ñu gis rek la ñuy wax. non ces temps-ci dañuy gis ay jeunes patriotes yoo xamante ne ñu ngi Ziguinchor di def seen plan Burok je pense la tudd mais boo gisee Ziguinchor ak li muy taw ndox du fa taxawaalu. xoolal loolu ay action citoyenne la yoo xam ne. dañ koy saluer. man damaa dem Gossas week-end passé. place publique bi nga xam ne moom la ñuy am ñun moom la ñuy tiituroo mooy suñu place de France. mooy suñu Champs-Élysées dama dem fekk fa ñax mi mel ne tulleeg màlle ñu woote journée désherbage nettoyé ko ba mu set wecc. c'est-à-dire que population yi fekk ñi ngi xaar mairie yi di leen defal loolu du mës a am dafa am loo xam ne solution bi ci loxo peuple bi la nekk te dañ ko war a defal seen bopp di def ay action citoyenne tey jeunes Ziguinchor yi bu ñu fippuwul loon defal ko def loolu à la place de la mairie amaana mairie bi dina ko def de mais dina jël yàggaay boo xamante ne kenn du xam ni mu demee. tey ñun Gossas bu ñu toogoon di xaar naan non fii mairie bi moo ko war a bale kañ lay set donc parfois solution bi ci loxo peuple bi la nekk et nit ñi il faut que ñuy góorgóorlu di def ay action citoyenne di xool yow sa gox lan nga fa mën a def loo xamante ne tey maanaam ay action d'intérêt public lay doon dafay jëriñ ñëpp et bàyyi rek di def di poser ay actes yoo xam ne yow rek lay jëriñ amul sens donc loolu ñu ngi leen ciy féliciter. Malheureusement nag ñi nekk fii ci banlieue bi aussi mënuñu ko def parce que situation bi dafa compliqué de telle sorte que tey démb laa jaar arène nationale bi fi ñu ko tabax. mais sawaay ndox mi doon taa foofu yépp léegi ci kër yi lay dugg arène nationale bi fi ñu ko tabax xur la woon dañ ko yëkkati def fa arène nationale bi donc ndox mi doon taa foofu yépp ci biir këru jàmbur yi lay dugg. ñii ubbi seen fosse yi sawaay ndox mi odeur bi mu am rek je me demande comment ces gens là peuvent vivre ci situation yu mel nii mais ñooñu di nga leen ne réew mi ngi dox ñu koy gëm. soose gis nga arène nationale bi ñu jël indi ko Pikine nañ ko wax te dee amu fa woon yoon li mu yàq moo ëpp la mu defar. et c'est vraiment désolant mais boo ko waxee ñu ne da nga contre wala da nga bëri looy kaas mais dadul dëgg du yoon du yoon paasan ay ca ma ne xoolal waaw ndëdd ndudd xulil ndëdd ama léeg-léeg est-ce que xam nga lan moo li dal ñi fi toog ñëpp xam nga lan ku ci nekk yaa ngi xool na mu gën a rafetee rek nga defee ko mais léeg-léeg da ngay am envie daggal Moussa Diaw mu ngi may envoyé photo boo xam ni
ñaane naa ko sax génn ci écran bi photo boo xam ne centre de santé Colobane ba bee ñu yóbbu malade fa ñu Dantec yóbbu ay malade ca des. Dantec. ñu ko ca pëcc ba voilà xam nga damay wax benn affaire Socé Ndiaye Gossas Mami Samb Ndakaaru Nabukoor waaw Seck. Ndakaaru Pikine nag fa ca des ma ne tant que man Baye Assane bu ma toogee fii di wax ak internet yi new ma ne internet yi ma gën new ma ne Mami Samb bi moo ma gën jàppuma loolu wala Socé Ndiaye Gossas bi moo ma gën wala Nabukoor bi moo ma gën parce que gënante bi ca sunu borom la nañu bàyyi xel ne man mën naa toog fii jàpp ne way maa ngi jàpp di julli maa ngi woor nangam fekk ndeysaan Mami Samb la muy defal sunu borom millième bi tollu ma fa te amaana feeñul ci moom yëguma ko fekk boo demee nit ab yàlla la li ñu naan maandu ci nit ñi waaw foofu boo ko fa tegee da nga naan nit ki moo ma gën diw ma gën day tax diw ne yaa ma gën civilité day dugg bienséance respect soppante dugg dëggu am le mal qu'on a avec nos autorités mooy dañ noo wegul et malheureusement ça date de 60 ans maintenant kilifa yi fi jaar yëpp maanaam sens d'empathie de xam ne kii nit la mais boo xoolee attitude yi am sax ni ñuy jànnee yalwaankat léeg-léeg ñenn ñi du ñëpp nag parce que ñi jàpp naa ñi baax a ëpp mais seen attitude te tey réew baa ko bëggee defar du faal ngaa la ñi nga ne ñoom ngay liggéeyal saa waay faw nga am seen jot da ngay am seen jot di leen wuyu téléphone da ngay am seen jot di leen recevoir mais fan la autorité yi teg ka ci falu rek dootoo recevoir nit ñi soo faloo recevoir nit ñi day nekk safa ak marwa ñi la wër di lobbying pour parce que ñenn ñi faw nga neexal leen sax pour ñu régler sa dossier. ñooñu la ñuy tuddee ay courtier. oui courtier. mais loolu am na bu fële kër gu mag. oui am na fa loolu la kër gu mag. donc lu mel noonu su amee pour nga liggéey et malheureusement mooy li dal sunu président bi il est éloigné des réalités même buñ ñu nee way fii la jàngee xam na li xew ci dëkk bi oui mais am nañ benn moment boo xam ni da ngay kawe da ngay nekk ci benn niveau boo xam ni bu la yàlla dimbaliwul ngay dox di lijjanti ñaara mën a ne xam nga ko kon da ngaa bon wala xam nga ko wala munoo te munoo ñaar yooyu benn la ci doon yàlla bu mu ci doon benn nag kon lu ñu la doon fale kon lu ngeen doon faloo lan mooy seen objectif Ngalla ak Abdou Fall lan moo leen tax a jóg lu tax Abidjan di taw fu ne yaa ngi wax Abidjan Libreville Guinée Conakry France dëkk tubaab yi nasaraan yi daanaka Europe yëpp lu tax muy taw nit ñi di circuler dox seen ay soxla et cetera malheureusement c'est différent de plus de 1000 morts yi am Pakistan 1 million et quelques zones yoo xam ne lépp a yàqu fële ca Pakistan loolu mooy lu exceptionnel mais ñun suñu cas yi 86 millimètres 126 millimètres dëkk bi taxaw économie taxaw ñëpp toog buy taw sax ñenn ñi daan ne sama classe gi saay baax na tëjal leen buntu kër gi mais loolu bu amee ci dëkk yenn kilifa yi pendant ce temps te kilifa baa si toogal. ne ko dëkk bi metti na ñi ci ëpp am na si ñi baax ëpp nañu de ñi baax am na ci koo xam ne toog naa ak moom semaine bi mun na ma hey saay li nga wax moo la dëkk bi dafa metti te que jege mu président bi la mun na ma dafa c'est dur pour les gens et je pense que le président doit s'activer là-dessus. Il a raison. Maintenant problème bi président bi ñan ñoo ko wër ba du activé wu ci loolu dafa xamul dafa mënul dafa bëggul ñett yëpp benn baaxu si parce que la mu waxoon mais président ba ñu doon déglu en 2011 mu nekk candidat di ñu wax mais kooku xam na li xew jaar fépp xam na li xew léegi nag toog na am orientation waaye orientation ba ca yoonu yokkute dafa am lu ko faussé ñaari at la dawal dugg plan Sénégal émergent te plan Sénégal émergent boo ci duggee tubaab ngay liggéeyaloo sa dëkk mu neexut a dégg mais loolu la parce que plan Sénégal émergent moo am plan Togo émergent plan Côte d'Ivoire émergent plan Gabon émergent kat ña ca des
Gabon ga nee di dem ca Commonwealth moom mu nga jëm sa anglais parce que nit ñi benn instant dañuy soxla liberté ñun nag dañoo war a jël suñu liberté soo sa jaay nga fi lim sànq fi armée française nekk fépp ci dëkk bi posez-vous la question lu tax posez-vous la question lu tax le fort de Bakel amoon si jamono parce que or bi ñu daan sàcc Mali yëpp fa lañ ko daan jaarale pour jaarale ko ci seen comptoir di yóbbu or boobu tey mooy garantir la monnaie africaine le franc CFA le franc des colonies monnaie des colonies françaises waaw léegi d'Afrique léegi ñun ci fi ñu toll nii ndox mooy sunu problème parce que lu ñuy wax assainissement état nee na def na ci 750 milliards ñii ne 763 milliards ñii ne 766 moom toujours ay milliards excédent de milliards on ne sait pas nam day mel ni ñuy arrondir comme kuy def 1000 francs waaw léegi 10 ans Nabucor Mami Sam Socé Ndiaye Gossas ak ñoo setaan 10 ans laa la wax nga ne def nga ci loolu Touba nga nee di inondé ñu ne non li président def Touba defu ko fenn mooy yow wal léegi ana affaire bi ana xaalis bi Ndiaye Gossas ana xaalis bi moom la bëgg a tontu non xara xulil benn affaire moo nekk soo si jël madame oui ayca madame bi nag moom itamit da war a suivre cours bi fi paasan daanele xam nga Touba xam nga le modèle économique du mouridisme oui. à travers Touba ca kanam dañ ci war a inspiré wu ñun ñëpp gis nga Touba la fa ne li ëpp solo murid yee ko defal seen bopp état bi defu ko fa murid yee ko defal seen bopp ci 1000 francs yi ñu joxe chaque weer ak téeméer yeeg yooyu ñoo koy defal seen bopp demal Touba nga xool di fay infrastructure ay yoon ay château d'eau ay centre de santé ay ambulance ñooñu modèle non waa léegi yow xam nga ñi naan Touba c'est un état dans un état ils ont parfaitement raison comment se fait-il que les mourides di réussir loolu pour Touba alors que yow mi nekk état bi yaa yore alalu réew mi yépp yore ko lu tax mënoo di ko def loolu mooy problème bi ma leeralaat la tuuti sànq li ma doon wax ci élément français yi au Sénégal loolu la leen tuddee élément français au Sénégal EFS dama lay liiral fi ñu ne li may wax nii nag du secret défense encore une fois c'est des informations publiques boo Njaay bul bàyyi dara waxal de kii de xam naa ne bis muñ ma woon moom dee ma seet si di ma defal ay ginaar yu wow mami Samb daf ma habillé ba pare faama ci fajar gi day am bis buñ ma wooyee dee ma indil ay ginaar yu wow ginaar yooyu man ñu damay lakk toll foo xamante ne bu ñaawee kenn du la def dara man bëgg naa xam nga c'est des informations publiques dama lay wax oui tey nee naa la lecture lay def les éléments français au Sénégal sont implantés au quartier colonel Frédéric Guel foofu mooy Wakam et au quartier contre amiral Protet mooy port militaire bu Dakar dégg nga ko il dispose également d'une escale aérienne à l'aéroport militaire de Dakar mooy Léopold Sédar Senghor fii dégg nga ko et d'une station d'émission haute fréquence de la direction interarmée des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information à Rufisque léegi xoolal géographiquement parlant comment est-ce qu'ils se sont implantés maanaam dañu jël les axes stratégiques ndox mi port militaire de Dakar jaww ji aéroport militaire Léopold Sédar Senghor entrée de Dakar Tëngéej dégg nga wax bi tey ñii dañu ne la ci site bi boo demee def défense.gouv.fr dañ ne la seen mission bi ci njëkk mooy sauvegarder les intérêts de la France et des ressortissants français yi nekk Sénégal waaye yow mais lii naka lañ ko mën a signer ci réew yow ngaa la da ngaa mës a dem France ba gis fa ab takk der boo xam ne bu ñu ne la kii kat ci accord militaire yi ñu signé ak France waa Sénégal ñoo ko fi envoyé pour mu sauvegarder les intérêts des Sénégalais et les intérêts du Sénégal en France daa mën a am. waaw ñun naka la ñu yaafuse à ce point ñun. Et lii ce n'est que la partie visible attention
de l'iceberg. am na ci loo xam ne ñoom duñ ko mës a rendre public. bu ñu demee ba Mali saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies di lister violation yi France def yépp sur le plan militaire y a problème lan moo tax ñu war a gëmm ci loolu façon violation bu nekk boo xalaat espionnage lépp surveillance violer espace aérien loo xalaat rek état bu Mali nee nañ France ñu ngi koy def ci nord Mali et li ñuy fàtte mooy les FAMA forces armées maliennes léegi dañu am ay jumtuwaay yoo xamante ne avec l'aide de la Russie tey am nañu doole boo xamante ne musuñu koo am waxuma la avion mais drone sax bu jógee dañ koy gis. mais lan moo tax France di def loolu ci réewum jàmbur te du mujj fenn léegi à côté Sénégal ñu ne la léegi gis nga les axes stratégiques yi ma la waxal léegi foofu lañ nekk mission bi ci njëkk boo demee ci site bi wax naa la ko xam nga bu ñu commencé woon sax par sécuriser les Sénégalais les aider à parfaire leur sécurité machin ñu mën a wax mais mission yi bi njëkk lim mooy loolu sauvegarder les intérêts de la France et des ressortissants ku ma weddi demal ci site bi mi ngi nii c'est des infos publiques. donc ñi naan France dégage waxuñu ne non na France yëpp génn li ñuy wax mooy France ni mu dugalee loxoom ci sunu ci fonctionnement suñu état yi loolu dafa war a jeex il fulla ak fayda koy indi nag fulla ak fayda doo nga koy indi négociation du ko indi leneen du ko indi parce que ki jël loolu yépp ci armement ci armée indi ko sa réew implanté ko ci ay axe stratégique yoo xamante ne accord bi nga signé ak moom moo ko may waaw léegi yow ban toogaay nga am dëkkam ban toogaay nga am dëkkam doy na waar mais dafa compliqué Sakho Sass waaw jërëjëf dafa mel foo kii woon ci inondation yi waaw dëkk bi di lóor daal te foofu nu nekkoon ginnaaw la parenthèse de Socé foofu nu nekkoon dafa xaw a am solo tuuti dana wax ne sunu nguur bi dafa dugal alal ji bëree ci ndox mi bëgg ko defaat mais lan moo tax affaire bi jaarut yoon li Socé di dugal comme parenthèse mooy li ñu tënk ba li ñu bëgg a def ci wàllu liggéey duñ ko defandi mais sàggante am na. Assane parle plus fort. ma wax plus fort. waaw ci seen di ngay wax dafa. waxuma bu baax. sa baat dafa sori trop ngaala ak kii li ngeen dee liyaar nii moom bu yàggee moom nu àndandoo liyaar ka rek waaw te ni moom li ngeen dee liyaar nii bu yàgg ni nu àndandoo liyaar ka. Abdou Fall am wuyul ma ko ndax mu leer dañu toll ci jamono boo xam ne su nekk nii nabu koor ndox mi bëri na ci dëkk bi nit ñi sonn nañu te loolu ñu doon wax ci waa Touba ca kanam ñu ngi def lu ñu mën mais liggéey boobu liggéeyu état la ñoom dañoo am pas-pas mais liggéeyu état nit mën na ci def lu ne mais du ko mate état mooy gérer loolu malheureusement dañuy wax ne état bi def na dugal na xaar mais ana affaire bi ana ingénieurs yi fonctionnaires yi techniciens yi ci liggéey lan moo tax affaire bi du baax lan moo tax affaire bi du normal nit ñi dañ nar a màggali ci ndox mi bu ñu deful attention parce que ni moo tawee nii su ko tawee tawaat ko dina compliqué de Ndakaaru moom ñu ngi pëcc pëttaxoo et toujours pas de solution parce que Dakar li tax mu metti on a ruralisé Dakar su fekkee ni da ngeen jël ñëpp ne ñëw leen Dakar bàyyi de saa nit fa mu toog nag am fa dara day dem ni Sénégalais yi jógee di tukki ci yeneen dëkk yi noonu la mel rek boo toogee Patar wala ginnaaw Kidira amoo loo lekk sa dëkk doxul doo dem da ngay dem Kaolack wala nga dem Thiès wala nga dem Ndar wala nga dem Dakar c'est normal léegi nag le plus fort taux de densité yaa ngi ko am Dakar concentration de population su fekkee ni que dañoo prévoir ay égouts
pour nangam ci ay toilettes ci koñ ba comme kilifa yi ñoom ñaari mbir la ñuy dox immobilier xaalis parce que le mal de ce pays là c'est ça kuñ ci fal li moo njëkk a xalaat mooy am immobilier suuf ñaareel ñetteel ñeenteel waaw tabax immeuble parfois vous construisez sans tenir compte de certaines réalités des zones au niveau de l'assainissement où il est prévu nangam ci ay toilettes nangam ci canalisation nangam bu concentration de population amee lu ëpp ci ay nit nekk fa données yi day changer day fausser na bu ko kilifa yi nu nga kaa wax borom xam-xam yi données yi day changer s'il y a plus de population prévue ça et là donc qu'est-ce qu'il faut faire nguurab Sénégal fexe leen ñi dëkk Louga toog Louga ñi dëkk Thiès toog Thiès ñi dëkk feneen toog feneen ku ciy dem ci beneen dëkk mu nekk lu la neex mais pas pour outil parce que Thiès Nabukor ak Mami Samb Thiès waaw Seck alal mu nga fa alal nga fa cimenterie Dangote fu mu nekk du Pout région de Thiès waa cimenterie boobu mënuñu ko wax ne ko équipe bu footballu Thiès bi sponsorisé ko yow yaa yore seen ay pharmacie ak la sa des parce que yooyu nag nguur gi mooy imposer laaj leen sunu mbokk yi fële ca Mauritanie boo fa demee bëgg a investir dañ la naan 50% yi ñun noo ko moom ñoom d'office Mauritanie ñun ñoo moom 50 yi li ma Ahmed Gueye doon wax yeneen 50 yi ñu xool nu moo demee Sénégal rek la étranger bi di ñëw moom sénégalais yi man loolu laa xamut lan la. xamoo la mu doon. ah. Mami Samb loolu nga xamul la mu doon participer. loolu laa xamul la mu doon maanaam tey ce que les Chinois font aux Sénégalais ci maltraitance les Indiens laaj leen Sénégalais yi ne woon ICS souffrance bi ñoo dund ñu pousse leen indi Indien Sénégalais yi ñàkk seen liggéey Indien yi di enjoy fees dal si dëkk bi mel ni loolu. Chinois yi noonu am na sunu mbokk yi nekk fële ca plateforme Saint-Louis ba ca pétrole ba ca liggéeyukaayu pétrole ba daal ñu ne ñu ñoom seen jafe-jafe mooy léegi sénégalais ya fa nekk ñoo gën a néewle salaire ñoo gën a néewle nombre de sénégalais yu fa liggéey ñu privilégié étranger ya fa ne daal ñoom ñooy ñëw am liggéey ñoom ñu ñëw am salaire yu baax waaye lii lan la la mu doon c'est-à-dire te loolu li kaa indi mooy ay autorités yu nekk ci kaw ñoom seen affaire baax na mais ki la jiite bu la wegul faalewu la du la dimbali balka wek parce que simplement dafa am benn xaw ma complexe la xaw ma lan la quelque chose que les gens nourrissent mu mel ni fayantoo Nabou Samb mel ni benn genre kii daal du sama kii daal mooy loolu te noonu la ñoo dundeek ñun aujourd'hui su fekkee ni que fexe nga ba ndar mu ngi am gaz ak pétrole ci kàttanu yàlla xanaa ndar dina soppeeku Lompul Abdou Fall ndeysaan désert Lompul ah Lompul waaw Mami Samb Lompul mu nga fees dell ak zircon na bu ko waaye siggi leen xulli ma waaye bu maa wax ñoom li laa xool. Lompul mu nga fees dell ak zircon Njaay Soose Mami Samb dëgg la ak Nabou Cor dëgg la waa alal jooju sawaay nun duñ si am doy na waar. ñi dëkk Lompul ak la ko jege waaye lu ñoo def fexe di génne Sénégalais yi di leen dégager foofu tubaab yi di ñëw mel ni ay touristes di gën di fekk gis ngeen étranger yi ne ci dëkk bi ni ñu bare loolu. mais parce que Sénégal moo ubbeekoo noonu mais ñi dëkk ci dëkk bi nag ñoom day jafe si ñoom inondation yi du dara concentration de population bu bare la assainissement ba ñu prévoir na ma waroon tëddeewu ko ndox mi du dem fekk ab bayal boo xam ne ndox mi fa laa nekk nga tabax ko def fa arrêt te wax nañ leen ne foofu population yi lànk nañ ba sonn mais nguur bi comme moom day politicienne mu lijjanti ko noonu mu jur li noo dund ni la soof la noo dund loolu la soof a soof doy na waar. la bon
la soxor la iñaan la ñaaw la salté la tilim la de tout bon na waay baal leen merci beaucoup merci Passane Régie xanaa ñu dem jëli pub revenir sur